asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara ngeen baal ma àq si aspect technique yi parce que en plein air pratiquement laa jéem a liggéey mais saa yu ko xalaatul rek d'un seul coup ñu ne la connexion bi dem na ci loo xam ne du ci comprendre dara wala studio bi nga xam ne moom laay liggéeyi pour mën a jàkkaarloo ak yéen moom mooy xëy rek nekk breakdown te yàlla xam na ni du ma ci comprendre dara gannaaw loolu maa ngi leen di baalu àq di leen nuyu ci nuyu yu gën a sell yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waa Sénégal ak doomi Sénégal bëgg naa waxtaan bi may def ak yéen ñu gën ko yaatal ba le maximum de sénégalais man see jot parce que comme ni ma ko kenn waxee barki démb depuis mois de avril soumettre naa leen li nga xam ne mooy kaawu sama jabar bi nga xam ne rey nañ ko ci Taïf te waxoo leen ci dara te boobu ak léegi maa gis ngeen traité sujet yu bare wax naa ko fii waxati ko kéwloo ñu ngi def suñu kéem kattan sant yàlla maa ngi remercier chaîne yu bari maa ngi remercier Sene News maa ngi remercier Sans Limite maa ngi remercier it Seneweb maa ngi remercier Walfadjri maa ngi remercier bu baax a baax Xalaat TV maa ngi remercier bu baax Dakar Matin ci ñëpp ñi nga xam ne dañu xëy comprendre ni lii raam ci ñag ba la jëm te bu fa amee kër du fa jóge ne nañu jox konte nañ joxalante loxo ñu fexe ba nu sauver Sénégal jërëjëfati yéen ñi ñëpp 1000 fois merci dafay tax yéen bi dafay xaw a woyof tuuti waaye nit ñi nañu comprendre ni ñu ngi ci dossier bu ñu mës a soumettre bu ñu sañoon ñu toppatoo ko léegi-léegi waaye dafa fekk ni dafa bari parce que Sénégal sous Abdoulaye Wade def nañu ay dérives yu bare peut-être ñun avant ñu yegg sax ci di comprendre jamonoy Abdou Diouf am na yi fi xew jamonoy Abdoulaye Wade ñun lañ fekkee ba tey mais régime Abdoulaye Wade masuta yegg ci fii ñi yegg tey mais loolu commentaire la dama koy tëj daal di dellu ak yéen ci fi nga xam ne fa laa tax woon mooy l'affaire Mancabou François Mancabou gannaaw bi nga xam ne procureur def na sorti expliqué na leen ne leen François Mancabou comme ni ñu leen ko waxee woon këram lañ ko fekk le vendredi 17 juin 2022 ca 7 heures ci suba nekkuloon ci mbedd bi sànniwul xeer participé wul ci réunion fa lañ ko jëlee yóbbu ko commissariat bu central bu Dakar si sûreté urbaine ca gannaaw sa barki démb ab néew lañu génne ci saalu hôpitaux yi gannaaw bi ñu toogee ba ci guddi gi ay 23 heures et quelques ñu xamal ñi ni génn na àddina petite précision bi ma leen di indil mooy ñëpp gis nañu certificat de décès bi nga xam ne moom la ñu présenté nee nañu il est mort de mort accidentelle accident la deewee waxtu wi may wax ak yéen Zale mi nga xam ne moom la choix Mancabou muy le roi des Mancabou bi ñuy nuyuwaale jaale ko suñu frère et François ki mu yebal mu ñëw fii ci Ndakaaru ba tey ak famille bi jotuñu ci certificat de genre de mort parce que après certificat de genre de mort ci la ñuy dem ñu def li ñuy wax autopsie bu fekkee ne benn expertise autopsie lañ def bu fekkee ne famille bi d'accord mu def contre expertise mais démb mankaa ñi wax nañ leen nee nañ leen ñoom dañu am seen autopsie moo gën a gaaw moo gën a wóor te bu ñu jógee ci autopsie boobu la ñuy seen tribunal di rendre verdict muy que jiin képp koo xam ne dëkk nga Casamance xam nga ni waa Casa
mooy le sud de la Casamance ak boru Guinée-Bissau Mankagne ak Njaago yi képp ku dee nga nekk jeune képp ku dee te xalaat ni du màgget a tax nga dee dañ le procéder loo par cérémonie boobu ñu wax ko jiin mu mel ni dañuy interroger dañuy def autopsie pour xam kan moo la rey ay sanction bi nga xam ne moo fay jógee bu ñu ko xamoon te jii ñëpp képp koo xam ne laale nga ci lii di nga waajal sa bopp parce que condamné wuloo sa bopp yow rek da nga condamné sa bopp condamné say doom condamné say sët ba mu wétle sax condamné sa ndey ak sa baay loolu moo nekk ci këjin mais loo xamul rek da nga koy fooy ñun duñu appesantiru dugg ci loolu gannaaw roi bi ci boppam nee na moom buggul xajaloo képp kuy xajaloo bokkuloo ci moom jàmm lay woote mais delloo na lépp ci yàlla te dinañu xam ndax François moom moo tooñ wala dañu tooñ François muy doomam mais moom waxtu wii mu nekk dafa nekk ci naqar ñàkk na doomam maa ngi tëj parenthèse boobu ci loolu dellu ci li nga xam ne mooy les faits mooy déglu nañu déclaration procureur dégguñu benn yoon procureur bi mu wax ci li nga xam ne mooy tablette mooy iPad bi nga xam ni jël nañ ko ci kër François Mancabou parce que tey jii gëmuma ni tablette boobu mu ngi ci scellé yi nga xam ne bëgg nañ ko présenter parce que waxu pistolet kese la ñuy wax bu ngeen di fàttaliku balaa Kéwoulo di dugg ci coow li ñoom dañ leen newoon dafa am kenn ci terroriste yi ku nu jàpp bokk ci plan bi mu ngi ak fetal boo xam ne ànd ak ay bal il a fallu que Kéwoulo dugg enquête mais aussi génn leen ay information ne leen dëgg la pistolet dem na ci benn P22 long rifle calibre 22 jël nañ ko mais wax leen ni li nga xam ne ñoom bindulu nañ ko waxuñu leen ni kooku garde du corps la damay taxaw foofu tuuti wax leen ni garde corps yi nga xam ne ay fonctionnaires de l'État lañu muy gendarme muy waa GIGN et consort yi ñuy affecté ñu garder ay personnalité ak waa BIP ñi nga xam ne dañ leen di affecté ñu dem ay personnalité la plupart de ñoom ay seen armes yu ñu yor ak armes yu garde corps personnel yi nit ñi bokkuñu garde corps yu civil bokkuñu parce que bu dee yu police ak gendarmerie ngeen gis leen souvent arme bi ñu yor 9 mm la arme de guerre la pistolet automatique 9 mm ñeneen ñi nga xam ne nag ay privé lañu la plupart bi ñu yor P22 la wala yeneen ak yeneen mais surtout P22 mu gën a bëri ndax précision am ndax ak leneen loo xam ne du ma fi jël suma temps di ko ci préciser mais ma def leen différence boobu pistolet bi mu yor pistolet de défense la pistolet boo xam ne semi automatique la au coup par coup lay dem te la plupart du temps loolu la ñuy wax arme de défense ce n'est pas surtout arme la boo xam ne buy reyee mais calibre 22 calibre 22 dina mën a rey bu fekkee ne da nga dóor nit à bout touchant et puis ak certaines parties certaines régions du corps arme boobu ça fait plus de 10 ans wala lu ko ëpp François Mancabou mu ngi fital boobu musu ci am problème musul am dara la dernière fois biñ ko koy renouveler c'était en 2015 ak ren su mu juumut def na juróom-ñaari at bu dee nee na leen arme boobu n'est pas valable amul autorisation de port d'arme tey ma fàttali leen ni bu ngeen xoolee document boobu nga xam ne exclusive Kéwoulo moo ko publier amul benn yoon bu ñu wax date de validité c'est-à-dire ñu ne la de telle date à telle date la permis de port d'arme bi di jeex donc loo xam ne appaluñu ko loo xam ne bëgguñu mu jeex duñ ko appal lépp looy bañ li wolof la lépp looy bañ mu yegg si bu ko appal parce que bu fekkee ni dafa am date de validité ba date de validité boobu di jeex François dina jéem a régler loolu donc wax ni dafay yor arme boo xam ne amul autorisation waxi xale la mënut a taxaw parce que ci port de permis de port d'arme bi jusqu'à ce que ñu révoqué ko dañ ko autoriser mu porter arme amul benn mesure wala décision administrative boo xam ne génn na wax ko ne amatul droit port d'arme donc nañu considérer ni am na droit porter arme beneen chose bi loolu dama koy préciser pour ñi nga xam ne ñu ngi ak seen fetal parce que dama ko dégg rek gisuma kayit buñ ko bind gisuma note de service gisuma communication gannaaw affaire François Mancabou lan ma xamal ni ministère de l'intérieur dañu interdire port d'arme yi dañu suspendre port d'arme yi
jusqu'après le 31 juillet donc jusqu'après les élections donc képp koo xam ne am nga permis de port d'arme waxtu wi mën nga denc sa fital parce que dañ ko interdire nee na ab du 10 juin du 10 juin lañ ko jël jusqu'au 31 juillet ci li ma dégg amul benn kayit bu ko firni parce que dafay tax ma bëgg a gëm ni tamit l'affaire François Mancabou a chamboulé beaucoup de choses dafay mel ni puisque François le 17 lañ ko jàpp mënuñ ne depuis le 10 kenn amuloon droit de port comme ñoom dañu foog ne dañu xamul ni ñii jàkkaarloo ak sénégalais di wax ak ñoom pratiquement ñoo jàngee ci même école pratiquement ñoo am les mêmes diplômes ak même xam-xam mais ñun dañ ci boole ragal yàlla dañ ci boole bëgg a jaamu suñu borom dañ ci bëgg a boole jàppale sénégalais te duñu jàppale benn doomu adama kase Sénégal rek la ñuy jàppale ak lu mu ñu mën a coûter nag parce que ku nekk wax na moytul ñu ngi say tànk dinañ la jàpp dinañ la rey dama naan xasbunallah wa ni'mal wakiil sama lépp ci yàlla laa ko wékk ñu rey ma ñu fat ma ñu tëj ma amulul benn njariñ bu fekkee ne dafa tax Sénégal mu mucc sénégalais yi ñu mucc parce que bu leen fàtte ni projet tentative yi si mën la njëkkee daaw le 19 décembre 2021 bi ma doon dem Bamako dañu saboté sama oto liñ ci bëggoon mooy ma faatu ci ànd ci ak ñi ma àndal ñu faatu mais jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam ma toog fii tey di waxat ak yéen François Mancabou am na permis de port d'arme boo xam ne bu ñu koy mujjee signé 2015 la amul beneen document bu ñu wax ko ni amutuloo droit port te bu fekkee ne léegi la ñuy jox date de validité de telle date à telle date la sa permis valable période bi ñu koy defal ci kër bu François Mancabou amul date de péremption loolu mu leer seen bopp ñaareel bi procureur wax na leen ni fekk nañu fital ci François Mancabou mais procureur waxu leen lan moo tax ñoom ñu jóg jublu ci koo xam ne bokkul ci dara mu ngi ci biir këram François Mancabou bokkul ci Pastef bokkul ci wàllu bokkul ci dara ba pare ci biir këram la nekk ñu ñëw fëgg sa kër ne la d'abord fen la nekk si ginnaaw buntu bi ne la diw la mu ne leen kan la mu ne ko madame lañ soxla ani madame mu ngi ci biir ubbi buntu bi ñu ne ko yow lañ ñëw jël si c'est la police man ngeen jël si man kan policiers yi ka jël si sax xamuñu sax mu tudd donc la taxoon ñoom ñu jóg ka leen joxoon ab immeuble bi parce que appartement bi sax xamuñu dañoo juum kooku moo war a jàkkaarloo ak Sénégal wax leen ni man maa yebal lii moo tax ma yebal leen quelles sont les suspicions ou les indices ou les preuves ou les dénonciations ya tax procureur yi yebal pour ñu dem jëli François Mancabou daf ñu ko war a wax boole ci François Mancabou bariwul lu mu toog Sénégal temps yi dafay voyager lu bëri di dem Guinée-Bissau seeti baayam ba mais lu bokkul loolu temps yi mu ngi doon liggéeyal ci kenn koo xam ne ku bokk Benno Bokk Yaakaar bu yàggee nañ leen jox tur yi koo xam ne mu da koy servir de temps à autre garde du corps lan moo tax ci 15 millions 17 millions de Sénégalais policiers yi dem fëgg kër François Mancabou lan moo tax loolu nañ ko wax Sénégalais François Mancabou dafa tëddoon këram tëdd ci canapé bi di seetaan télé di fa nelawaale foofu biñ ko ñëwee jël si dañ ko ne ani sa fetal mu génni leen ko mu ne maa ngi nii donc porté wuloon sa arme bi daf ko détenir c'est ce qu'on appelle la détention ce n'est pas le port mais la détention dafa yor fital ci biir këram mais yorul fetal ci yaramam parce que dafa tëdd ci saalam ku tëdd ci sa saal di seetaan match may nelaw foofu doo yor fital ñu laaj ko fetal bi mu génni leen fetal bi mu ne leen dafa ànd ak port d'arme ñu ne ko suñu yoon nekku ci loolu mais loolu mbiru yàlla la yàlla moo bëgg ñu bàyyi fa port bi parce que bu ñu tegoon loxo ci port bi ñun dootuñu ko mën a xamati mën nañ taxaw ni amul benn kayit te kenn doo am lu mu prouver ni François am na kayit loolu mbiru yàlla la nañ ko sante suñu borom ñu ne ko ani sa tablette ñu gis benn tablette bu tëdd ci wetam ñu ne ko kan moom tablette bi mu ne leen man maa moom tablette bi madame moo ko moom wala yow mu ne leen man maa ko moom ñu jël tablette bi boole ko ci jëlaale ay casquette ak ay clé USB ak ay casquette ay mbaxane da ngeen bu baax soxna yi François Mancabou muy Tina Clémentine Coly moo xam ne bi muy ñëw si man Babacar Touré François moo ko yebal
François moo ko ne demal nga seetal ma Babacar Touré mu ñëw ci man ndax kóolute bi nga xam ne wóolu na ma ko teg mësuma ko gis procureur wax na waxul tablette bi nu mu mujjee waxul la nekk ca tablette ba waxul clé USB bi nu mu mujjee ak la nekk ca clé USB ba mais bu ñu sonn nit ñi xam nañu wala boog am na ñu bëri ñu xam la nekk ca tablette ba ak ca loolu mais duñu ko wax waxu fital la ñuy wax bàyyi ay kër bàyyi 17 millions de sénégalais jubal ci François Mancabou laaj ko tablette laaj ko fitalam dafa am borom xel yi dafa am lu muy junj ci ñoom ñu noppee ko ñëpp a ngi Sénégal alors que xam nañu François Mancabou ñu ngi bind turam ci journaux yeeg ci internet de ko revue de presse ne terroriste la ñoom ñëpp ne tekk noppi ba il a fallu que ñu génn ne leen François Mancabou bii ngeen di wax di c'est un prince Mancagne François Mancabou bii ngeen di wax ab garde corps la le vieux gradé bi ngeen di wax ancien soldat la fusillé la commando la gaz la bokkoon liggéeyal na Sénégal fukki at ak ñett jox ñàkkam ak jeunesse am Sénégal ñu doog a ne kon kan ngeen di wax ni kan la François Mancabou balaa Tina amoon na jabar boo xam ne France la xamante ak moom dans l'entourage de Gadio ba tey yegg see gunu dinañu génne léppay génn soxna soosu mu ngi dégg ni rey nañu François soxna soosu mu ngi dégg lépp lu ci nekk mu ngi ne tekk toog ci ruqam mais yeneen détails yu bari dinañ génn toog leen rek François ñu doog a xam ni dafa am coow bu dox digganteem mook Cheikh Tidiane Gadio muy benn ci tablette bi muy ñaar ci fital boobu parce que certainement il faut impérativement ñu xañ ko teranga liggéeyam parce que damay koy fàttali bu fekkee ne Cheikh Tidiane Gadio moo signé moo engagé wu ne kii sama garde corps la li jënd fetal boobu xaalisu François la ko jëndee te kenn mayu ko moo tax biñ ko laajee mu lànk ne du leen ko jox tablette bi mu lànk ne du leen ko jox waa kër Cheikh Tidiane Gadio wax naa ak ñoom Cheikh Tidiane Gadio moom si boppam dafa ma ne du yey yàbbi ci wax ji parce que c'est une affaire pendante devant la justice du ci wax ki nga xam ne mooy Mamadou Ball mooy son chargé de communication moom wax na ak man d'abord dañ ma njëkk a gëmloo ni en deuxième partie dañ ma gëmloo ni ñoom surtout Mamadou Ball moo ma ko wax mu ne arme bi ñoom musuñu ko réclamer François parce que François moo ko moom nee na fital bi comment on appelle tablette bi dañ ko cadeau la bu ñu may François donc kenn réclamé wu ko alors que auparavant seen camp dañ ma wax clairement ni arme boobu ils en avaient besoin parce que bu ñu naree am yeneen garde corps parce que ki day tukki Gadio day dem ci ay dëkk yu am fitna ak yu mel noonu dafay soxla sécurité bu dee biir Dakar la sax garaawul mais étranger ay Mali ay Tchad wala yu mel noonu comme day dem ci ay affaire daf koy soxla wax ji loolu la mais changé nañu wax ji ñu tourné ñu ne ma non ñoom musuñu réclamer fital bi non ñoom musuñu réclamer tablette bi ba tey ñu ngi noppi yéey ñu yàbbi ci wax ji démb j'ai été surpris bi ma gisee moom Cheikh Tidiane Gadio mi nga xam ne dafa newoon dafa noppi du wax ci lii démb génn na benn communiqué parce que dafay wax ci li nga xam ne ñu ne Ousmane Sonko waxoon na ko fële ca Bignona wax ni président Macky Sall dafa am problème ak Casamance tontu na ko ca loolu donc c'est la dernière sortie parce que maa ngi gétte sorteem keneen ki nga xam ne xam na François bu baax buñ François di indi baayam parce que il faut me préciser leen ni João Bernardo Mancabou bu muy ñëw fii ñëwuloon pour gis Macky Sall newuloon ci loolu dafa tawatoon kenn ci ay doomam koo xam ne man suma frère la sama xarit la ñoom ñu ko indi pour mu ñëw faju ñoom politicien bu ñu xamee ni mu ngi fii ñu profité jël paa bi dugal ko ci Macky Sall présenté ko bala ci xew yëpp xew ca ci laa leen waxee kaaw Victorine Ndeye ci laa leen waxee kaaw Madiambal Diagne bu fekkee ne Madiambal Diagne yeeyul yàbbi ci wax ji kii di Victorine Ndeye apparemment gis naa benn communiqué xaw ma si authentique xaw ma si pas authentique xamal na ni xam na François Mancabou mais fa lay yem mu ngi koy jaalee naqari na ko ainsi de suite nañu bàyyi justice pour liggéey François Mancabou daf may rappeler exactement li nga xam ne moo xëy ca Elimane Touré fële ca Yëmbal Elimane Touré ca Yëmbal même chose pratiquement
dégg ngeen li gën a choquant ci yëf yi François garde du corps la garde du corps li ñu leen njëkk a jàngal mooy observer reconnaître ton milieu ton environnement ton entourage parce que ki nga xam ne moom ngay garde corps koo xam ne moom ngay garder sécurité dans la tradition des gardes du corps nu ñu koy defee bal enveloppe bu mu la joxee enveloppe bal nga koy jox xamal ko ni bal bu nar a jëm ci yow man maa koy jël je suis ton garde du corps ku nar a yegg si yow sama kaw lay jàll loolu mooy relation garde corps ak son patron François mi nga xam ne il a été sous les feux 1990 képp koo xam ne def nga armée sénégalaise xam nga ni dóorante nga bal xam nga ni tu as été au front François nekk au front stress boobu François dawu ko François di ànd ak gaajo fu nekk dawut fitna boobu amul remords amul tiit amul gàcce tey lay ñëw fii Dakar ñu téye ko si loo xam ne banal garde à vue la waroon na nekk dans un état normal et un état de droit mu ci xëy di ci am remords comme ni ko procureur waxee ruus ci am ci gàcce ba mu jaral ko xaru loolu du dëgg tey du dëgg suba amut du dëgg la xew François Mancabou moo ko nettali boppam d'abord avant François Mancabou wax naa leen kenn koo xam ne da ngeen koy bàyyi xel nit ku baax nit ku jub nit ku ñeme li muy wax mooy Bayna Gueye moo njëkk a ñëw suma bureau ne ma Babacar moytul am na benn ñaari grand yoo xam ne ci situation yu garaaw lañ nekk kenn ki mooy Mamadou Seck bi nga xam ne parce que dafa ne insuffisance rénale la am ba dafay xat ci moom dafay metti ci moom mais ñu bàyyi ko fa keneen ki ma waxal mooy le vieux gradé musuloon am problème mais le vieux gradé dafa gëm ni moom li koy faj ak lépp ci nature bi lay jógee du naan garabu tubaab du naan dara luy yëfu tubaab et bizarrement boo koy xool dafa mel ni dafa am raison parce que dañ ko yóbbu ci hôpitalu tubaab yi fa la mujjee faatu bi mu sentiree ni yaramam neexut dafa ne nañu wax soxnaam na ko indil infusion persil la wax naka ka baxalal mu indil ko Tina indi loolu beneen policier bi ne ko yóbbul ko beneen policier taxaw ni du fi dugg bi François déggee loolu ñu ne ko yëfi ñëw na meeg décidé na duñ dugg fa la taxaw yëngal baaru gris naan leen bàyyi leen ko lu tax ngeen may def lii c'est injuste muy fëgg baar bi mu dóor baar bi loolu dëgg la am na xam naa image yooyu ni mu jël daggati ko naan dafa xaru ñu ni dafa xaru bi muy def loolu bi muy yëngal baar bi bi muy bumax baar bi nañ ko bàyyi dañ ko war a génn c'est pas juste yeneen détenu yi ñu ngi foofu ci ginnaawam François bu doon mbëkk gri gi bu doon di xaru ñooñu duñ ko seetaan dañ koy jàpp loolu mooy dëgg xulu xàq wala kaana mu ran waxal dëgg même bu ñu leen rey Macky Sall nguuram dafay jeex ñii di yor yat di doon nit ñi seen nguur dafay jeex ku dem ca armeelu Yoff ku dem ca armeel boo dem fekk fa ay juge fekk fa ay procureur fekk fa ay magistrat fekk fa ab général bu foog ne moom bu jóge woon fii àdduna tuxu ci ginnaawam te ñu ngi fa tëdd te àddunaa ngi continuer ñun dañ fi jógee dañuy dem keneen ñëw mu continuer mais suñuy jëf ak suñu wax du fi jógee nañ ko waxte dee François Mancabou xaruwut benn yoon bi loolu xewe ba pare mu agité foofu lan li ci xew da ci xew parce que après Tina ñibbi na le lendemain mu ñëw di seeti jëkkëram ñu ne ko yóbbu nañ ko hôpital parce que si yenn témoignage yi nee nañu dafa bëgg a jaay ni ñu koy waxati moom costaud la dafa bëgg a jaay ni moom arts martiaux la def ak yooyu ñu jàpp ko fa torturer ko c'est le mot ils l'ont torturé à mort bañ ko fa dóoree toj bopp bi fii xotti fii yëpp ñu jël ko yóbbu ko hôpital parce que dafa am benn exemple bu terre à terre boo xam ne ma koy jox sénégalais yi muy déglu gis nga bëri na sax mag ñoo xam ne dañ la naan ndeysaan sa doom bu fekkee ne dafa sob fu mu toll di daw di teg loxoom ci gaz bu tàng wala safara dañ la naan parfois baax na bu dee yaa ngi koy surveiller nga bàyyi ko bu ci tegee loxoom bu tàngee instinct recul boobu muy def dafay tëb daw dellu ginnaaw day tax xale bi suba boo fa nekkulee tamit bu gisee affaire boobu day daw parce que dafay fàttaliku làkk bi mu ko làkkoon am na ñu bëri ñu koy wax dañ ne
xale bu bëggee di laal lu tàng ngay nga yor gaz wala yu mel noonu buy ñëw bul tegge rek nga dem bàyyi ko mu laal mu cof si tuuti dafay réveiller lu ñuy wax l'instinct de survie l'instinct de survie mooy lan tey ji ku xamul ñu teg baraada wala ñu teg fourneau nga naan dafay lakk du lakk boo ci tegee sa loxo doo ko def ñaari yoon parce que nga xam ne lii lay def képp koo xam ne dafa bëgg a xaru musuma gis kenn koo xam ne dafa teg paakam fii mu rendi ba mu jeex déedéet benn yoon nga koy teg métit bu muy def day tax dootoo ko ñaareel moo tax képp ku xaru même bu dee corde lañ jël surtout médecine légale ñi nga xam ne ay qu'on appelle médecine légale la ñuy def boo xoolee nit ku xaru boo ko xoolee fii yëpp dafay xoosu li koy xoosu mooy nit ki bu buum bi jàppee dafay regretter dafay bëgg arrêter acte bi mais seulement parfois poids mu yóbbaale ba dootul mën a dindi porte boo leen xoolee la plupart nit ku xaru par corde bu ngeen xoolee ci baat bi fii di ngeen gis ay xoosi xoos góor bu xaru bu dee par pendaison la wala muy mort brutal la plupart du temps luñ koy xamee boo xoolee ci tubéy bi day am mën yu wala mu dem ca gannaaw kër boo ko xoolee la tax mooy acte bi dafay nekk da ngay am instinct dessus da ngay fitna booy àndal pour jëm a arrêter loolu François Mancabou mënut a mbëkk mur pendant 13 minutes ba keroog mu ci li ko ci fekk di ca fekk ñii nga xam ne ñu ngi ak moom ci cellule bi bougé wuñu policiers ya nga xam ne ñoo ko yoroon en garde à vue bougé wuñu mënut a nekk du dëkk instinct de survie loo def benn yoon nga koy def dootoo ko defati kenn du jël paaka ngay rendi ba mu jeex te déedéet benn yoon ngay dagg rek nga bàyyi nga daw benn yoon képp ku xaru ku takk corde mu xaru bu ngeen ko xoolee fii yëpp day xoosu parce que day bëgg dindi buum bi kooku tey médecine légale la bi ma leen jox l'instinct de survie fekk képp ku jéem a jël benn métital sa bopp automutilation dafay am fu muy toll brutal da ngay bëgg arrêter donc thèse boobu baaxul indi leen ñu beneen boobu baaxul François Mancabou mësuta nekk ci phase xaru parce que pour moom deful dara dañ ko indi jël fitalam jël tablettam jël ay machine am di ko laaj ay wax yoo xam ne non sens la ñu ne ko da ngay signé mu ne signé wu yebal na nit ci man wax na nit demal nga seeti Ousmane Sonko pour nga alerter ko wax ji loolu muy dëgg dañ ko bëgg a defloo dañ ko bëgg a waxloo dañ ko bëgg a signéloo li nga xam ne gëm na ni du dëkk mën du ko def bala ca xew ca léegi nag la ca xew boobu nag mooy lan mooy biñ ko njëkkee yóbbu parce que dañuy wax la responsabilité de la police mais la responsabilité des médecins waxaguñu ko biñ ko defee lañ ko def torturer ko fële ca sûreté urbaine biñ ko yóbbee hôpital principal deewut dafa nekkoon ci fauteuil ñu teg ko ci fauteuil jabaram bi bu ñëwee daf ko fekk baat bi mel nii foofu laa leen doon wax ni loxo yi dootul bouger ti parce que apparemment colonne vertébrale bi lañ damm sans côté dagg-dagg yi garaaw yi nekk ci bopp bi ko jabaram fompé ba mu pare ak deret bi mu ngeen wax nee na ko gis nga luñ ma def gaay yi ma jàpp gaay yi ma def lii loolu lay wax ñëpp gaay yi ñoo may def lii nee nañ ma man terroriste laa gaay yi ñoo ma def lii policiers yi ñoo ma def lii c'est clair net et précis dara mënu koo changer bu ngeen ñuy rendi ñun ñëpp ngeen rendi ñu bu ngeen ñu yóbbu kaso ñun ñëpp ngeen def ko mais loolu François Mancabou mu ubbi gémmiñam mu wax ko ci hôpital ba te boobu il était très conscient boobu la médecin yi ne faj nañ ko léegi mën nañ ñibbi mën nañ ko delluwaat encore en garde à vue alors que son état était incompatible avec la mesure de garde à vue la privation de liberté la mesure de garde à vue nga xam ne ci suuf ci karo yi ngay lañ lay teg yaramam mu ñu dóor ko dóor yu métti yooyu ñu yóbbu ko hôpital ñu gis lésion yooyu
ñu ne faj nañ ko jëlaat leen ko ngeen yóbbu ko fële ci hôpital fële ca sûreté urbaine ngeen dem placé waat ko encore en garde à vue foofu le médecin yi nekkee complice de cette affaire là parce que en tant que médecin quand tu as prêté serment d'Hippocrate tu as prêté serment de mettre un terme à la souffrance de l'individu François souffrait François nekk ci lu metti ñu bàyyi policiers yi jagati ko yóbbu ko fële ca commissariat sûreté urbaine encore beneen cause de nullité bu extraordinaire en matière de droit ci procédure bi lu ñu leen di entendre nii ñii lan lañu ban cadre terrorisme la crime le Sénégal a signé des conventions bi won ni képp ku ñu war a entendre dans le cadre d'une affaire criminelle forcément il faut la présence de l'avocat et les premières heures de la garde à vue bu ñu nekkee ci devant des magistrats courageux devant une justice libre ñi ñu auditionné dañ leen di bàyyiwaat ñu ñibbi seen kër parce que bi ñu leen di auditionné il y avait pas la présence de l'avocat pour chacun d'eux à la minute près François man maa conseillé njabootam ñu jëli avocat man Babacar Touré maa conseillé njabootam ne li ngeen di def première chose dem leen jëli avocat dama wax jabar ji Tina ne ko première chose bi nga def mooy da nga war a filmer François bi nga ko fekk position bi nga ko photo ko filmer ko yónnee ko nga yónnee ma photo yi naa ko yónnee organisation des droits de l'homme yi dinaa ko yónnee àddina yëpp ñu xam lan moo xew Sénégal parce que il est temps nit ñi ñu xam lan moo xew Sénégal trop c'est trop loolu mooy dëgg état bi mu nekk lañ ko delloo sûreté urbaine ñu téewaat ko fa muy unku muy jooy naan sentiruma sama tànk sentiruma sama cou sama yaram mu ngi metti boobu la soxnaam jël lu mel ni karité wala yooyu mu koy bës François naan maa ngi doog a sentir soxnaam mu leen ne benn policier bu nekk commissariat central ne leen kii état bi mu nekk mun leen ko dugal fii indi leen ko suma bureau parce que ma taal climatiseur yu mu sedd témoignage yaa ngi fii mais dañ ko téye ci commissariat central bi soxnaam ci bàyyi ko fa delluwaat kër ga état bi foofu la empiré foofu la commencé nag dugg ci li ñuy wax délire ba muy dugg ci coma ñu delluwaat ko encore hôpital principal boobu lay considéré ñun ñu joxe alerte bi mu nekkee hôpital principal ñu interdire famille am ñu seeti ko ñu interdire avocat yi ñu jege ko foofu laa leen waxee ni nekkul on n'est plus s'il est en garde à vue la loi dafa permettre son avocat mu assister ko bu fekkee ne sous surveillance policière la loi dafa permettre li nga xam ne mooy famille am nañu droit seeti ko mais ils ont foulé au pied tous ces droits fondamentaux de François Mancabou avocat am du ko jege famille am du ko jege loolu moo leen neex loolu moo leen saf parce que ñoom ñoo yor yat ku wax ñu dóor ku wax ñu dugal ci kaso bi loolu mooy dëgg noonu la ñu yóbbee François premier jour yi deuxième jour yi ñu ne danañ ko opérer danañu préparer pour opération ainsi de suite machine bee nekk Dantec dafa panne na ngeen ko xaar tel jour ba finalement ñu ne def nañu opération yi waaw il va mieux te bi ñu ne il va mieux nag boobu François commencé waat na di wax ay nit ñi ko seeti enregistré nañ ko enregistrement yaa ngi fi François wax na ba wax kenn ci neveu enregistrement bi jot naa si man Babacar Touré maa ngi ak enregistrement bi mu ni ko sama tante bu ko wax ni maa ngi fii parce que bëgguma mu inquiété wu mu rey ne leen gars yi de ne nañ ma man terroriste la enregistrement boobu dinaa ko tegal Sénégal yëpp ñu dégg ko dig leen dégg machine yi naan kii ci suuf François moo ko waxal boppam kenn waxalu ko léegi après bi mu commencé wax lañ commencé wax ni bu leen dugg bu leen koo seeti médecin yi commencé wax ni dafa dugg ci coma bu ñëwee seeti François ñu ne dafay nelaw avant mu nelaw la exiger man Babacar Touré ma ñëw jàkkaarloog moom dafa am lu mu may wax liggéey bi may liggéey man newoon naa leen dama ko bëgg a bàyyi parce que yii moo may révolté
man kenn duma wóolu ma wor la François duma ko masa wor ba keroog ma koy fekki duma ko masa wor. Il a eu confiance en moi, je vais mériter cette confiance et y compris en y laissant ma vie parce que fa la ñu toll mën nañu xëy suba ñu ne leen jëli nañ Babacar Touré maa leen di xaar lu leen neex nañ def mais duñu ma changer duñu tax ma fen du ma mën sa fen jamais pour leur faire plaisir jamais noonu lañ ko delloo si foofu ci hôpital bi ba il y a ba 3-4 jours bi ñu ne par nañ seen opération yi la François dugg ci coma boo xam ne yeewul benn yoon ba ñuy woo ni 23h et quelques bokk naa si ñu njëkk boo ne leen Babacar François génn na àddina léegi nag man sama problème mooy dama def poste après dégg naa ci wax ju kasaw ju bëri dañ ko woo dañ ko xoxotal dañ ko tiital moo tax mu supprimer déedéet parce que bi ma yëgee information bi ba ma pare ma vérifier ñaar ba ñett ci samay xarit ñu liggéeyee ci hôpital bi ñoo xam ne xam naa leen mat na fukki at man fii laa dëkk l'observateur 2004-2005 laa fa dugg j'ai tout fait dans ce pays ñëpp ñoo xam ne ay nit ñu valeureux lañu ci réew mi wax nañ ak man xamante nañu ak man sam fas naa kóllëre ak ñoom kóllëre boo xam ne du dagg mukk ñooñu bu ñu amee lu leen jaaxal dañuy wax ak man ñu wax ma li moo ci nekk bi ma posté ci xol bu tàng ci diggante bi ki daf ma woo comment il s'appelle Tina non astafirlah man maa woo Tina man maa woo cousine am waxtaan ak moom ni muy waxtaanee ak man elle était résignée ne ma lu yàlla def baax na sa frère ainsi de suite wax mais xam naa ni yëgulul dara ma ne duma ko yàqal guddeem ma woo Tina ma waxtaan ak moom it ni muy waxtaan ak man ma xam ne kii yëgul dara li xew ma ne kon ñi jarul ma leen di yàqal seen guddi nga leen bàyyi ba suba ak jàmm loolu moo tax ma supprimer sama poste loolu rek moo tax ma supprimer sama poste mais di doomi aadama ba mu tiital ba ma supprimer sama poste parce que ñuy tiitalaate tey ñuy xoqataate tey ñuy reyee tey ala kulli xaal dinañu dee dinañ leen suul ba àdduna du tukki action yii ñu def kenn du ko fàtte mais ñoom yi ñu def ñaawteef la ba duñ ko wone duñ ko waxtaane sax ñun dañ koy waxtaane dañ koy wone parce qu'on est fier de ce qu'on fait mais ñoom ils sont pas fiers de ce qu'ils font te bu ñu demee alaxira yàlla leneen fekk leen fa et demain l'histoire nous jugera aussi parce que fa lañ toll bëri ngeen ñu ma naan fais attention arrêtez de me dire fais attention man ki may def attention mooy yàlla sunu borom subhanahu wa taala moom mi ma may ñaari tànk may ma bopp may ma xel moom mi nga xam ne moo ne seet naa ci sénégalais yi mission bi Babacar Touré dama ko bind dama koy bind du nekk ingénieur du nekk footballeur du nekk chanteur du nekk star journaliste lay nekk dafay nekk tous les jours ci soxlawu sénégalais yàlla moom mu bind ci loolu moo ma teg mission bi laa yukallifullahu nafsan illa wusaha yàlla teg benn bakkan li mu attanul li mu ma tegoo naa ko nangu naa ko sunu borom dinaa nekkal porte-parole sénégalais surtout en ce moment là parce que li ma leen doon wax di leen doon avertir ne leen dafay ñëw loolu moo yegg si tey loolu moo yegg si j'ai vécu pire en Côte d'Ivoire avec les escadrons de la mort ñoo xam ne dañuy dem enlever ay nit ci biir kër néew yi la ñuy fekk ci mbedd yi ku ko fàtte ci Ivoirien nga fàttaliku Camara H parce que dafa bokk ak Alassane Ouattara parce que dafa nekk RDR ñu enlever ko fekk ko ci mbedd bi ainsi de suite mais nañu xam leen na qui règne par l'épée périra par l'épée ku weddi loolu seet Robert Gueye Émile Bogadoudou parce que li tax ma dugg léegi ci parallèle ivoirien dégg ngeen barki démb avion bi ñu jàppee fële ca Mali ñu naan Sahel Aviation Service moo ko indi Sahel Aviation Service bi nga xam ne Sénégal moo ci lëkkaloo ak Alassane Ouattara pour dem biir Mali yóbbu fa ay soldats yoo xam ne des soldats réguliers au service d'intérêt privé loolu dinaa ci yegg si incha allah parce que yàlla andee mais François Mancabou du ma bàyyi kenn nga koy tilimal ngay gàqal deram luñ ko jàppee xamu ca dara parce que bokkul ci comment ils ont appelé ça encore
la force spéciale ça il faut moo wax leen sénégalais lan mooy force spéciale parce que boobu ak léegi définir lu ma leen force spéciale ay sénégalais lañ yoo xam ne ñoom dañu créer groupe WhatsApp ñu ne ñoom seen mission mooy fépp fu am groupe WhatsApp fenn nañuy dem ñu noyauté ko ñu intégré ko pour ñu fay jàllale ay message yu Pastef wala yu mel noonu pour def massification loolu moo nekkoon à la base création force spéciale parce que am na tur yu bare ba finalement ñoom ñi nga xam ne nee na ñoom ñooy kàngam yi ñoom ñooy leaders yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo war a dem influencer ñenn ñi dañuy regroupé wu ci benn groupe comment il s'appelle télégraphe boo xam ne ñu tuddee ko force spéciale ci groupe boobu moo tudd force spéciale plus de 250 et quelques personnes ñu ngi ci ay mag ay maire ak ku ne moo ci nekk ci biir groupe boobu lan ci sepp ñii nga xam ne mooy fukk ak nit ñi nga xam ne doon préparé ay cocktail molotov parce que matuñu fukk sax de ñeneen ñi ci jàpp am na koo xam ne moom xam lu muy jaay ay pétard lay jaay fumigène wala yu mel noonu mu ngi ci port ba ñu jël yóbbu mu ngi ci kaso ba ne dafa bokk ci kii jaaykat la commerçant la ñii ñu ngi jaay pétard bëri na ñuy jaay ay fumigène wala ay produits yoo xam ne gars yi dañ koy jël yóbbu ko ci géej gi bu ko keneen jëndi bu ko détourné bu ko def contre manifestation loolu affaire am la soudeur bi ñu ci jàpp lan la defar ay ers nit ñoo commandé la ne la defal ma lii mais tous les jours ñu ngi gis sax ci buntu kër yi fii ci Dakar nit yi dañuy defar ay ers def ko seen buntu kër nekk bu fi kenn gaare wala bu kenn dox fi est-ce que moom xam na ni ñii seen intention moo doon pour bënn ay pneu oto et puis manifestation sax jël ay comment on appelle ay ers teg ko ci mbedd bi bënn ay pneu oto pneu def ay barrage def ay barrières est-ce que loolu war nañ ko considérer comme un projet criminel c'est la grande question loolu moo tax ma ne leen Sénégal c'est un pays particulier ñun gis nañu ce qui s'est passé à Gênes en Italie en 2001 au sommet du G7 bi ñu defoon Gênes 6 000 policiers 300 000 manifestants ay blessés en pagaille benn mort amu ci te jàppuñu kenn condamné ko à vie pour crime parce que da nga participer Paris tous les jours les gilets jaunes ñu def ko lu bokkul ak gilets jaunes contestation l'aéroport des Landes gis nañ ko matériel contestation matériel ñu koy waxati gréviste moi j'ai été ba ma nekkoon xale nekkoon naa dirigeant leader de grève utiliser nañu ay cox jàmbaarloon na ak ay policiers contestation moo ni mel mais criminaliser loolu transformer ko ba war a détruire ay vie Sénégal rek lañ koy gis mais du ma divaguer damay rester ci cadre Mancabou loolu mooy kaawu Mancabou policier médecin yi nga xam ne ñoo accepté ki nga xam ne dóor nañ ko ki nga xam ne yàqu na ki nga xam ne bopp yëpp toj na yaram yëpp toj na ngeen koy delluwaat policier yi pour ñu koy placer waat en garde à vue seen responsabilité elle est engagée dans cette affaire là biñ ko delloo commissariat ba yëpp mu ngi wax yëpp mu ngi gis mu ngi seede ñu delloowaat ko fële ca ñu koy waxati ñu delloowaat ko fële ca hôpital principal la Amnesty International bu Seydi Gassama yebal benn médecin Diallo Diop képp koo xam ne yaa ngi suivre politique au Sénégal xàmmee nga ko ràññee nga ko mooy rakku Omar Blondin Diop mi nga xam ne faatu na dans pratiquement les mêmes conditions ca fële ca prison bu Gorée Diallo Diop ñëw en tant que médecin ñu ne ko amuloo droit nga gis ko famille bee ko yónni ñu ne ko non demal procureur rek demal justice rek il faut un mandat pour que nga gis ko wala yow mu ne mais man en tant que médecin de la famille dañu ma désigné dama ko war a gis ñu ne ko doo ko fi gis doo ko fi gis parce que bëgguñu mu génn wax la nga xam ne mooy cas bi keroog ba mu ko gisee dañu bañ jox ko dossier médical bi parce que dossier médical bi secret d'état la fu mu nekk nii dañ ko considéré comme secret d'état après loolu la François doog a daanu dans le coma 4 jours de coma la def fa la jóge nag dem alaxira jiituñ ca barzaq loolu moom mooy dëgg loolu mooy dëgg parce que waa kër ñàkk jàmm dañu taxaw ñu ne
seen teranga seeni teranga danañu seeni teranga ay gone yu ndaw duñu ñëw ñoom ay magum jëm bëgg leen yàqal seeni teranga de képp koo xam ne war nga leen xañ seen teranga dinañ jëflante ak ñoom dégg ngeen waa jooju Samb géwél bi dégg ngeen ko nee na lu ñuy waxal président Macky Sall président buñ ko waxoon rey nañ leen faat na xaw ma tëj na kaso xaw ma yooyu kii di Aliou Sall barki démb xaw ma démb la bi ñu ko interroger Pape Ngagne Diagne nee na ko moom sécurité ak paix au Sénégal moo ko gënal les violations des droits de l'homme ça veut dire mën nañu xëy fekk Babacar Touré fekk Ousmane Diop fekk Nogaye Mbaye jàpp leen dóor leen tëj leen ci kaso bi bu fekkee ne jàmm rek dafay am nañ ko def mais l'absence de guerre l'absence de rayante ça ne veut pas dire la paix parce que la paix mooy jàmm mooy nga nekk ci lu la neex mais lan moo leen di won ni contradiction mooy kii xamul lu muy wax nga dem ca prison bi prison ngoon bu jotee suba bu jotee ngoon bu jotee dafa naan tekk calme mais est-ce que ña fa nekk daf leen neex est-ce que seen coobare moo leen fa bàyyi non ils sont contraints donc si on suit le raisonnement de Aliou Sall nañu teg ñun ñëpp dans une prison géante nañu fitnaal nañu teg doole que la force s'applique sur le citoyen de sorte que ñun kenn du yëngu kenn du bouger parce que loolu mooy projet bi bépp réew bu mës a def loolu bépp réew bu réussir loolu ba nga xam ne fooy tourner ñëpp naan ko gonga ñuy sëgg ka tàccu wala comme li ma gis Congo nga xam ne président de la République buy ñëw ñëpp dañuy tourner duñu sax xool cortège bi je pense que da ngeen juum vous vous trompez de peuple ça ne sera pas le peuple sénégalais en tout cas ça ne sera pas avec moi peut-être man du ma ko fekkee peut-être tu te dis que tu t'en fous parce que seen logique mooy seen teranga ku leen ko nar a xañ kooku du ko fekkee Khadim Samb wax nga ko l'histoire retiendra Suzanne Camara wax na la ma fi wax mu ngi tegu l'histoire retiendra gone gii di Talla Sylla nee na taal leen Walfadjri l'histoire retiendra def leen waaye wolof dafa ne sàcc budul rëcc jaruta yàq say nelaw ñun jàmm lañ bëggal Sénégal jàmm kase dañu bëgg fitna bi mu arrêté dañu bëgg néewal doole bi ñu arrêté te xam ni yàlla sunu borom mooy joxe nguur moo koy jël moo koy joxe moo koy arrêté saa yu ko neexee démb réew mi Senghor la santoon mu mujjee sant Diouf ci lu yàggul dara foo wax ñu la Fara Wade Ndiak tey ñu ne ko Sall ngaari lam tooro suba leneen lay nekk mu neex leen mu naqari leen mu neex leen mu naqari leen ñëppay jàll suba place bii ma toog di waxal askan wi keneen moo fay toog di waxal askan wi yàlla na nekk nit ku dëggu rek yàlla na nekk nit koo xam ne dafay xalaat taraay ba melam yàlla na nekk nit koo xam ne lu muy bàyyil njabootam lu muy bàyyil doomam da koy sóoraale parce que ñaara fi nekk soit nga taxaw taxawaay bii ñu taxaw ne askan wi laay taxawal nga tumuranke ñu fitnaal la nga ñàkk lépp wala nga dem ñu compal la ngay saaga ka tuumaal gor ñi mbokk yi foog naa ni j'ai fait le tour de cette question j'ai fait le tour de li nga xam ne moom la procureur wax ak li nga xam ne moo ci dëgg vidéo bi ni wax François Mancabou keroog bi ko jabar ji di indil persil bi kii persil daf ko baxalal persil pour mu indi ko parce que nee na dafay sentir ne yaramam day metti te moom du jël garabu wolof garabu tubaab ñu ne ko garab bi du dugg keroog lay fëgg buntu gris bi di ko yëngal ne nañ ko bàyyi c'est pas normal lii injustice la te bi mu koy def yeneen détenu yaa nga fa bu doon bëkk bu di xaru ñooñu dañ koy jàpp du dëgg te képp ku jël intention wu rey sa bopp tu ne vas doo ko jéem a jël di reyentu sa bopp pendant 13 minutes mënta nekk te bu fekkee ne sax loolu amoon na policier ya fa nekkoon garde à vue mooy nga teg gët nit loolu mooy garde à vue
Sénégal sax dañ lay teg ci grille bi ku ñëw gis ne xam ne kii diw lañ jàpp loolu muy beneen violation de ses droits dans des états de droit dafa am secteur boo xam ne ñu garder à vue fa lañ leen di dugal ñu tegal leen genre matelas la boo xam ne ci plastique la nekk mais caméra moo li surveiller moom policier boo xam ne mooy toog jàkkaarloo caméra di surveiller cellule bu nekk cellule bu am problème mu joxe alerte rapidement ñu jéem a ubbi cellule boobu extraire nit ki loolu mooy dëgg te fi may jeexale sinon duma koy fàtte muy kaaw Mamadou Seck parce que wax naa leen ne leen il est en liberté ne leen Mamadou Seck mu ngi dund deewut mais lu ñu bëgg mooy mu entrer ak en contact ak ay nit pour ñu tàqal leen indil leen ay problème du ma leen jox nag ay tour ban personnalisé mais bu mel ni kaaw Mamadou Seck comme ñoom nee nañu terroriste lañ ko jàppee ab terroriste buñ ko jàppee dafa am ay garde pénitentiaire yi am nañu ay éléments yu ñuy wax EPI bu fekkee ne terroriste dëgg la waaye EPI ñoo lay yóbbu hôpital ñoo lay indi bu ñu gëmee ni kii vrai terroriste la ñun ñoo koy indi léeg-léeg sax dañuy dem ba duñ koy faj dañ ciy xulóog médecin parce que médecin dañu naan dindi leen monoti gars yi bañ na parce que kii dafa il est dangereux donc Badiane Nadine ak ñi nga xam ne ku mel ni Nadine par exemple mère de famille bu nekk biir këram mu ñu mën a xalaate ni kooku war na mën a xam ni ñii dañu bëgg a taal Sénégal moom mu dem di participer di joxe xaalis publiquement pour ñoo xam ne dañuy taal Sénégal mais beneen débat la pour ne pas alourdir les débats pour may leen ngeen ñu yem ca François Mancabou kase mais xam leen leen autopsie bu état bu Sénégal ak ni mu mënti demee mankaa ñi dañu am luñ naan ke jiin ku bëgg a xam mooy lan demal ci Kéwoulo nga xool l'affaire Yves Raymond Kamfani enquête bañ ca defoon ke jiin moom amul demal ba ñu man nag li ma ragal mooy dama am problème bi mooy lañ naan ñax bu wow dana lakk ñax bu tooy loolu rek laa ci ragal yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla sàmm njaboot gi yal na yàlla sàmm Sénégal képp koo xam ne sa projet ak ko mënti doon mooy fitnaal doomi Sénégal mooy noot doomi Sénégal mooy rey doomi Sénégal yal na nu sunu borom subhaanahu wa taala atte ak yéen wax leen it amul benn nguur bu dul jeex bu dul sunu borom bu ngeen ko weddee dem leen Yoff ca armeel ya dossier yaa ngi tribunal waaye am na juge ya leen waroon a atte ndeysaan ñu ngi tëdd rendez-vous boo xam ne ndeysaan amul jóg rendez-vous boo xam ne amul yàkkamti des gens qui se croient indispensables nit ñoo xam ne foogoon nañ ñoo yor àddina tey boo demee armeel ya fekk leen fa ala kulli xaal day ñëw lii ñuy dox buñ ci mënulee daje ak sunu borom ñu ngi koy jéggalu bu baax mais luñ bëgg mooy dëgg rek ku lu xaq wala xaana muran wax dëgg rek parce que la vérité ça libère boo waxee dëgg boo tëddee da ngay nelaw yal nañu yàlla defal jàmm François bu nu paree ci autopsie bi dafay jaar ci autopsie bu këjiin buñ defee këjiin bi ba pare la liy xew di xew mais Sénégal la ñuy ñaanal moo mat a ñaanal ñun ay passager lañu rek daf mel ni car rapide bu ñëw rek da ngay yéeg wàcc keneen dugaat dem jërëjëf yal na yàlla defal leen jàmm